asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu leen nuyu jullit ñetti nuyu ñu leen di nuyu mooy nuyu jullit asalaamaaleykum mooy yàlla ngeen nekk ci jàmm wa aleykum salaam mooy ngeen delloo ma jàmm et tey bésu it bésu korité it en arabe korité en wolof donc muy fête bi nga xam ne 1 mois boo xam ne woor nañ ko jaamu ci ñaan fi suñu borom ba tax tey mu may ñu julli lépp luñ ko ñaan ci weeru koor gi yal na ko yàlla ful def ko ay xéewal wàcce ko ci monde wàcce ko ci Sénégal alors tey Serigne Ndar aka jaraafu dëkk bi ngeen ko gisee nu mu solo rakkam bu jigéen moo fa jaar bu tudd Yacine Ndiaye muy sama petite sœur moo xool modèle bu rafet ci catalogue woo ma téléphone grand demal jëli mesure ak sa benn rakk ci laa Ndiaye ñu dem jël mesure mu ñaw ko ñu def ko ci paquet indi donc ça veut dire que ni ñu bëri may wax foo ko ñëwee mun na nga ko wax xanaa ma wax ko sama petite sœur bi mu boole leen ak tailleuram mi ngi ko ñëwee nag depuis Dakar envoyé ko ci Ndar waaw di wax ni yal na ko yàlla defal tawféex may ko borom kër bu baax mayaat ko borom kër bu baax benn doomam bi mu am bu tudd Suwaadu bu ñu tuddee suñu yaay mu màgg ba jëriñ ko ak sama bépp mag bu jigéen bu góor sama bépp rakk bu jigéen bu góor sama jarbaat yi ñoom ñëpp sama ñees yi ak suma papa Amadou Mokhtar Ndiaye tey jaraafu dëkk bi Serigne Ndar bu mel nii ba lu mu wax ñu ni gongo c'est grâce à ses parents sama yaay bu sell bi Suwaadu Marème Faye ak sama baay Amadou Mokhtar Ndiaye yi nga xam ne ay sëtu Ahmed Sidi Khoureyssi direct lañu sëtu yonent tey man xëccoo ma titre xëccoo ma ndombal tànk xëccoo ma tour xëccoo ma succès xam nga la lay xëccoo def baax def lu baax lay xëccoo moo tax ma toog ni faax te lu baax loolu tey boo amee maam bu tudd Chérif Sidi Ahmed Khoureyssi di sëtu yonent direct sa côté yaay sa côté pap ñëpp bokku ci ba sëriñ su mag si lu mel na sëriñ Touba bi muy liggéey yoonu géej gi di dem ñëw ba sa bërëbu maam laajte bind fa assirumal abrari confirmé am fa victoire kon da ngay sant yàlla kon da ngay xam ne jël nga pay doo xëccoo ndaare donte nag ñun sénégalais yi dañu jël pay di xëccoo ndaare tey si seen déwénal dafa am une parenthèse dañ ciy dugal rubrique li ma yéem hashtag 4 numéro 4 ñu waxtaane li nga xam mi ngi def à la une mi ngi def buzz ci dëkk bi mooy le cas de Franck Timis Alioune Sall le cas de Alioune Sall Petrotim le cas de Macky Sall Alioune Sall Marème Faye Sall ainsi de suite alors li ma bëgg leeral rek par rapport à ça bàyyi leen xel ngeen ni état continuité la naa ibbi benn parenthèse def benn retro benn back to the roots 4 régimes ñoo fi jaar régime u Senghor jox Abdou Diouf jox Ablaye Wade jox Macky Sall le dernier des présidents un président qui est né après l'indépendance ñun sax yaakaaroon na ñun ñëpp ñu judd après indépendance Macky Sall dina ñëw nekk suñu sauveur boo xoolee ba ci bi y a des Sénégalois chaque état dañuy créer une personne boo xam ni yow yaay doon ki nga xam ne yaay régler intérêt entre le Sénégal et la France dañuy ñëw sax dem ba jox la nationalité naan ay Louga nga juddoog Gëmal Goox nga juddoog wax naan Xombal Jolof nga juddoog Kaolack ak Saint-Louis yu nekk daañ ko wax pour jéem la def sénégalais mais jàppale ni tubaab égal tubaab même bu juddoo fii màggee fii yaroo fii jàngee fii jàppale ni tubaab la jikko tubaab bi mi ngi ci ñoom ñun nag xala bu ñu kenn du ay propos racistes mais tubaab moo bindoo noonu boo xoolee kaawu Senghor xaw nañu fàtte ndax gënoon nañu nekk boy André Louis Guiabert ou je sais pas parce que nekkoon na fi maire de Saint-Louis mais li ñu leer mooy ci régime Abdou Diouf la ñu commencé xàmme y avait un homme du nom de Jacques Bodin dem na ba nekkoon na ministre fii au niveau du Sénégal et lan moo ko def ministre ci tubaab bu weex bu ñu naan Sénégal la juddoo kon intérêt France mi ngi ci biir ñu ni déet la waaye ñu daw tuuti ba ki Dembo Ndiaye le cas de Karim Wade ak Bourgi où sont tous ces milliards là ñu xëy suba blanchir que moom un deal politique kon tey bu ñu ñëwee ñu déggaat le cas de Franck Timis ak Alioune Sall le petit frère de Macky Sall kon du ñu yéem li tax rubrique tudd lu ñu yéem mooy dama bëgg ngeen jéem mu bañ leen yéem mais tant que jéemu leen dina leen mës di yéem léegi man je m'adresse à vous les 14 millions de Sénégalais il faut que ñu réveiller il faut que ñu yeewu mooy les états là ils sont là que pour leur intérêt la preuve bu problème amee wala musiba dañ leen dugal ci ay jet privé ñoom ak seen famille ñu dem xam nga ñan ñooy am problème mooy les autres sénégalais yi toog les sénégalais lambda toogoon ci tali bi di lakk di taal ak di def musiba ñooñu ñooy ami problème mais ñoom ñi nga xam ni ay présidents yu ñuul lañ yoo xam ni ay xelu tubaab la ñu yor ay jikko tubaab la ñu yor ñooñu ils sont sauvés moom moo tax toujours ñu défendre intérêt France aussi bu leen fàtte tamit y a ce qu'on appelle fake news des groupes de presse yoo xam ni dañu lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñoo pare pour taal monde bi pour taal Afrique boo xam ni saa su ne dinañ def des informations yoo xam ni uniquement pour yee fitna indi ay guerre civile indi leneen tous les façons nous les Sénégalais vous les 14 millions de Sénégalais li ma leen wax mooy
tal leen leneen lu dul topp système bi ñuy buum di buumi di dëdd seen kaw li ma leen wax mooy actuellement ñun suñu ay priorité xam nga lan la éducation bi dox santé bi dox dund gi baax courant ak i ndox yooyu yëpp ba ci téléphone mu mën a jaar yoon sinon boo xoolee ba ci biir boobu ba léegi ci wax la dëkk rek mais mooy loolu. léegi nag yow Alioune Sall li ma lay wax li gën a woyof mooy xam nga dañu nii dañ la taqal te buñ la taqalee li nga war a def mooy nga démissionner tu n'as qu'à démissionner toog à l'écart toog di xaar nga bàyyi yoon def yoonam bu fekkee dem na ba benn instant li la taqal du dëgg ñu taxaw jéggalu la mais bu fekkee li lay taqal dëgg la waxuma la nga jéggalu mais nga rendre ñu suñu monnaie suñu xaalis parce que 600 milliards ak leneen ak leneen ak leneen loolu du 600 000 du 6 000 francs du leneen mais xaalis bu weex tàll la donc il va falloir que boo defee toj-toj boo defee erreur da nga war a démissionner boo démissionner nga toog à l'écart ñu xool saytu say problème bu fekkee dëgg la saa waay nga delloo xaalis bi bu fekkee nag du dëgg dañ la tooñ ñu jéggalu la buum ak buum bi ngeen def jeex parce que 10 ans ou 20 ans ci ginnaaw yoru leen woon dara da ngeen doon xoslu pour am dara yor ngeen fi ay milliards ci salaamaaleykum maaleykum salaam ça veut dire que ni nag Sénégal affaire yi ñoo commencé jaar yoon ndax wax nañ fi kaawu or Sabadola fan la mujjee wax nañ fi kaawu zircon fan la mujjee ñoo wax fi kaawu fer bi fan la mujjee tey kaawu gaz bi ak pétrole bi moo mujj te encore boo xoolee ba ci biir fépp fu xéewal yu mel noonu feeñ ñenn dëkk yi nga xam dañoo intérêt ci biir Sénégal daañ fi indi instabilité bu mag lañ fi indi le temps que ñu nekk di guerre civile suñu biir ñu nekk di reyante di jamante ñoom ñi ngi xool nan la ñu sàccee suñu alal te loolu dafa war a leer ci yéen ndax yàlla suñu borom dafa am lu mu ñu sant daf ñu sant ñu soppante saafonte bëggante am xel mu sell ànd liggéey doon benn say bañ a dispersé wu te encore ma wax leen comme ni ma ko waxee nee naa leen bu fekkee Sénégal 14 millions la les leaders politiques duñu 1% matuñu dara donc les leaders politiques li leen mën a may doole ñun la ñoo war a yeewu bañ leen topp ci seen ay deal bañ leen topp ci seen ay musiba yi nga xam ñun ñu koy defloo parce que saa su ne bu ñu defloo dara pour que ñoom ñu gën a baax le ñun ñu gën a bonle la preuve mooy comme la politique égale oto bu yàqu waxuma nag comme sama oto bi nga xam macha allah nga xam télécommande kay taal politique égale oto bu yàqu lan lay xaar coup de main pousse boo ko poussé xam lu muy def saxaar la lay jox moom mooy sa remerciement ba pare avancé amaana du la tàllal loxo pep doo ko dégg politicien boo ko jàppalee bu faloo day changer numéro de téléphone day changer dëkkuwaayam changer habitude changer entourage changer ay nitam kon yéen ñi topp ci politique bi di daw di joxe seen ay dënn tax na tey bu dara amee ngeen génn bëgg taal bus yi alalu Sénégal la taal dëkk bi alalu Sénégal la gis benn maire boo xam ne chaque jour benn taabalam bu ndaw la yor teg si tuuti mango tuuti gerte tuuti jën tuuti leneen pour dugal ci famem nga ñëw taal loolu lor nga ko kala tooñ du moom ma nga ci ay palais kala tooñ mi ngi ci ay oto yu rafet kala tooñ mi ngi si ay château kala tooñ il est entre dans des avions mi ngi si ay jet privé dama bëgg Sénégal yi ngeen yeewu que ça soit muy université que ça soit muy école yi que ça soit muy population bi bu dara amatee bu leen génn di joxe seen dënn bu leen nangu guerre civile bi nga xam ñu ngi koy créer pour suñu pétrole beeg gaz bi foras dem nax saay bu leen ko nangu parce que loolu yëpp ñu nekk di def comme par rapport ak groupe de presse yi nga xam ay fake news la ñuy def du ma ni nag BBC wala CNN moom lay def mais nañu bàyyi xel ci encore une fois les lobbies dañoo am ay avocats yu mag ay médecins yu mag ay journalistes yu mag ay enseignants yu mag ay présidents yu mag députés yu mag premier ministre ñoom ñëpp bañ na ba tey gouvernement Macky Sall y a eu des anciens ministres yu génn di wax di kaas te ñoom seen loxo taq na ils ont des mains tachées de sang tey nag ànd jayante tàqali ko jëwante loolu mooy slogan sénégalais yeewu leen encore une fois 14 millions de sénégalais yeewu leen ñun ñoo leen fi nekkal muy TV mbedd mi télé de la nouvelle génération télé bi fi nekkal génération bu bees bi gannaaw tey gis nga ki nekk di ma filmer si sama gannaaw sama jarbaat s'appelle Jacques génération bu bees la ñun ñoo leen fi nekkal ñoo yor seen ay voix ñun ñoom la ñu bëgg tey ñu émerger dem tey mi ngi nii dafay jàng wër na jàng ba am une réussite bu amee une réussite am liggéey am famille na ñëpp comme ni ko ay magam ak ay papaam defee loolu la Sénégal yi soxla ku leen taxaw Sénégal li ñu soxla mooy ku taxaw seen tiis seen tolof mais pas ko di teg coono saa su ne pas ñuy génn di créer ay groupe de presse pas ñoo xam ne dañuy def des informations yoo xam ne crime la
di ko jox gars yi à longueur de la journée chaque jour ci réseaux sociaux yi benn affaire boo xam ne ñëpp reprendre def ko à la une tey télé yi nga xam ni ay télé centre lañu ay télé bitigu mbagg lañu ay télé yu amul pudeur amuñu ngor amuñu jom duñu dara ñoom ñoo nekk di def à la une di def des informations ak di joxe information xam saytuñ ko wax nag balu fetal la y'a ce qu'on appelle l'éthique et déontologie loolu boo ko manqué doo journaliste boo ko manqué war a joxe information boo ko manqué doo blogueur boo ko manqué fouteur de merde nga boo ko manqué emmerdeur nga kon nag arrêté de nous pomper l'air chaque jour ngeen jël benn affaire def ko en boucle di wut ay vues ci seen ay site di wut buzz ak man maay journaliste bi gën a mën pour ñu xëcc la jox la alal bàyyi leen yooyu affaire u sàcc la affaire u wuruj la information dañ koy saytuwaat ko donc nag ci biir loolu moo tax maa ngi leen di wax ni maa ngi jégalu dënn bi xaw na tàng wax ji xaw na bare mais booy wax dëgg da nga koy wax ak détermination ak engagement Serigne Ndar jaraafu dëkk bi ku ko xam-xam ni détermination engagement ku ko xam ni nit la ku dëggu nit la koo xam ni il est là pour tout le monde nit la koo xam tey bu ñu ko doon témoigner di ko seedeel daañu xam ni kii góor yàlla la kon di santaat suñu borom di leen jégalu di wax ni yàlla bu mu doon suñu tabaski bu mujj yàlla bu mu doon suñu korité bu mujj yàlla bu mu doon suñu tamxarit bu mujj yàlla bu mu doon suñu weeru koor bu mujj yàlla noonu yàlla may tawféex alors xel di dem ci Abdoul muy un jeune boo xam ni avant-hier la décédé ma xam que muy booy bu ndaw di xaritu ñoom Ibos Bandi fépp bokkoon ci stafam di ko wax si gindigaale yàlla na ko yàlla xare àjjana semaine bi tàggee nañ ñu ay néew yu bare même accident yi am au niveau de fii côté Ross Béthio accident le proviseur de Pal bi nga xam ne décédé woon na accident boo xam ne dégg nañ ko côté Kaolack bi tamit Taïb Socé mi ngi ko wax benn frère am ñooñu ñëpp doon dem di julli ji yàlla moom leen yàlla na àjjana nekk seen wàccuwaay yàlla musal ñu ci musiba ak balaa ci bët ak xel mu bon ak musiba bu bon ndax tey actuellement yu bëri ay xel mu bon ak musiba bu bon tey nag axul zaman dafa jot ñi nga xam ne ay nitu àdduna ñi nga naan dund leen axul zaman ñëwagul c'est des futilités axul zaman am na nuñ ko firndele nee nañ bu ñu demee ba nit ñi di xëccoo maa la gën a njool bâtiment maa la gën a rafet oto maa la gën a dàq jabar maa la gën a am ay njaboot yoo xam ne ñoo gën sa njaboot kooku suñu axul zaman la te moom moo am nit ñi boobu ba léegi saa su ne lu bon rek la ñuy jël di ko teg ci deru ñeneen bu doon seen sago maa la yow doo dara kon kooku suñu axul zaman la nañ ci defaru pour am fii ak fu gën ñun nag même fii buñ ko ñàkkee daanu ñafe ba fee l'au-delà ñu mën a fa am ay kër ci àjjanay firdawsi mais fii tamit daañ fi am suñu àjjanay bopp mais duñ fi àjjana bu ñuy lor mais dañ fi am àjjanay tawféex donc di wax ni c'est de Serigne Ndar borom seulement nootu xanaa du ma def lu dugg ci dëkk bi rek dem déwénal gars yi fan si ñu ngi may woo des trucs comme ça dama leen ko sax teggi la bëgguma ñu ñëw xam naa rek may jël ndaamar bu yees bi donc voilà di wax ni dugg ci dëkk bi rek di ko ñaanal kenn ku nekk xam naa su ma dellu see sama jarbaat bi Jacques parce que temps yi mi ngi dawal moto moom kàccoor la xam nga temps yi sax dégg naa dafay daw école mais au niveau de Mbedd Mi TV comme yaay caméraman et stagiaire yaa ngi formé sa bopp bu baax bëgg nañ la fa jël pourquoi pas sax nga fay def des émissions ndax dégg naa yaa ngi rab di làqatu rab nag lu baax la waaw di waxaat nag les rappeurs message da nga koy saytu les rappeurs day correct les rappeurs la voix des sans voix nga da nga war a yaatu sell xel borom sellement nootu nag du seulement sellement vôtre mooy xel mu sell nga arrondir que mu jox la sellement donc asalaamaaleykum wa rahmatullah